salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak ñun di leen wax ngeen gën a abonné bu baax te xam ne seen mbégte léegi mooy suñu yitte ñu ngi jaajëfal kilifa yi diine yi bu baax a baax te di leen siyaare di siyaare sëriñu daara yi ak ñi nga xamante ni ñooy aar daara waaye di gërëm ñi nga xamante ni ñi ngi si commentaire yi nee naa Mouhamed Gueye ni ko organiser leen commentaire yi mu am démocratie lépp lu ngeen commentaire rek ànd naa ci wala boog ànd nañ ci ndax seen mbégte léegi mooy suñu yitte waaye yéen ñii bés baaraam bi taxawit jërë ngeen jëf waa bitim réew président Macky Sall nga taxawu leen ndax dangaa jël fii ay doomi réew mi yóbbu leen fa pour mu ñu taxawu leen si ay këyit ñu am ay passeport ay carte d'identité yooyu yëpp pour ñu mën a am yi këyiti réew mooma waaye bu fekkee ne ña nga fa yóbbu mun ñu leen a yombalal ay këyit foofu pour ñu am foofa day jafe kon na nga leen wax ñu jëmbat fulla ca la leen fa yóbbu pour taxawu waa bitim réew président Macky Sall beneen bi marché luuma yi président nga jàppale leen bu baax nga yëkkati xaalis jox leen ndax wax dëgg yàlla sonnoon nañ lool pour ñu am lu ñu fayee ab oto sax mu yóbbul leen seen bagage day jafe ndax xam nga ni marché luuma yi taxawoon na daral yeet noonu nappkat yi sonn nañ lool ak baykat yi kon na nga leen taxaw bu baax a baax président Macky Sall di gërëm it ñi nga xamante ni sony bu ñi ngi partagé liggéey bi si groupe WhatsApp yëpp ñi ngi leen di gërëm waaye di gërëm mboolem koo xam ne yaa ngi stati liggéey bi jërë ngeen jëf tey jii nag dañoo dalal koo xamante ni lu ngeen gàtt dégg ngeen turam yéen lu ngeen gàtt dégg ngeen turam muy koo xamante ni xam-xamam màcc na jëm si yoreenum réew xam-xamam màcc na jëm si lu bëri loo xamante ni bu ñëwee tey jii buñ si waxtaanee da ngeen xam ne kii ñu dalal ponkal la moo xamante ni macha allah Sénégal rek moo ko ñor si kanam tuuti dina ñëw Samba Tall Sarr la ñu àndal tey jii si émission bu mag bii di seen xalaat Baye Cheikh Fall moo leen si gunge wax nañ leen ko yow mi amee jabet bëgg a tàggoog moom seetil Baye Cheikh Fall dana la ko tàggaleeg moom si diir bu gàtt waaye yow mi nga xam ne dangaa amee ndoxum siti waaye yow mi nga xam ne dangaa amee émérite wala yow mi nga xam ne dangaa yore feebar bii ñu naan asma jàmbaar la ci lool dem leen ngeen seeti Baye Cheikh Fall yore na it ab tee boo xamante ni soo ko deen naan li ngay lekk dana gaaw a rees waaye yor na 1000 force boo xamante ni sa biir bu defee air dana ko génne ba mu seet wicc benn air du des sa biir te métitu biir du la yeb mukk xam nga am na ñoo xam ne dañu am métitu biir mu sonal leen trop waaw ñooñu Baye Cheikh Fall bu ngeen demee dana leen tàggaleeg moom listixaar jàmbaar la ci lool firi gént jàmbaar la ci lool waaye yow mi nga xamante ni yaa ngi samp dara jokkoo ak Baye Cheikh Fall si numéro téléphone yi bu ko defee soxna bu jóob làmbal ñu sunu ganuk tey gii ñu waxtaan ak moom te waxtaan wi lépp du génn réew mi. Sonko kon mi ngi noonu loolu bokk na si li nga xamante ni daañu si waxtaan ak discours président Macky Sall bi nga xamante ni ñu bëri jàpp nañ ni discours bu yërëmtu la bu yërëmtulu waaye bu bëgg réew mi moom la def discours boobu mu mel ni discours bii mu mujj def su ko doon def yaakaar na ni réew mi du àgg fii. li nga xamante ni mooy vaccin yi sony bu bari na réew yoo xamante ni tegg nañ seen tànk ndax ñañ fa tàmbalee vaccin yi ña ngay bucc aw làmmiñ nga bucc seen làmmiñ di lem seen loos yi moo tax arrêté nañ vaccin ya ndax nee nañ wóoru ñun nag suñ gars yi sony bu nee nañ ñoom dañuy continuer di vaccin nit ñi ndax daal gisaguñ ko bucc làmmiñ gisaguñ ko lem loos ma ne ko yéen bu ngeen bàyyee bañ bucc làmmiñ lem loos fuñ jëm te ngeen te arrêté seen vaccin yi ba am si lu ñu leer comme que ñun dañu koo may xamuñu lu vaccin yi jariñ ñi ngi vaccin wu man sunu sëriñ si rek sony bu sunu sëriñ si billaahi sunu yaakaar yi tey ak ëllëg yi yal na yàlla guddal seen fan mais dañoo teel a vaccin wu lool billaahi wallaahi xam naa ne sunu sëriñ si buñ digloo rajo bi tey jii dégg ñu ni ñañ jot a vaccin ñëpp ñu ngi bucc làmmiñ di lem loos yow ñu jël seen téléphone woo président ni ko wuy ma xibaar yi doon lu ñuy dégg moom ndax xibaar yu wér la sony bu kat damaa jaaxle ñañu jox vaccin yi nee na ñoom arrêté nañu vaccin yi ndax ñañ jot a vaccin ña ngay bucc làmmiñ di lem loos ñun ñu ngi continuer di vaccin rek mais lii baa jàmm la ñun mënuñoo defar ay vaccin dañ ñu ko may ñañu ko may arrêté nañ mais ñun it nañ arrêté te ñaanal ñi jot a vaccin rek yàlla musal leen si donte nag dëgër nañ ndax ay nit ñu ñuul lañ ñu lekk cere ba regg di lekk laax ba regg. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. sang bi émission bi daw na lu yàgg saa boobu ba léegi mi ngi lay woo ngay jokkoo. ah bon. yàlla xam na ko. ok. maa ngi lay siyaare. yàlla buur yàlla nangu siyaar. baa yaa ngi si jàmm. alhamdulilah macha allah. da ngaa takk casque. waaw takk naa casque de. waa léegi da nga koy dindi bu ko defee ñu jàkkaarloo rek fas yéene waxtaan. waaw kay. yaa ngi en direct CCB. Sohibou Diop mi nga xamante ni yàlla dogal na mooy kilifa gi moo nekk si xarale gi. nga jokkoo ak ndongo lii ñuy wax Baye Assane Mesere. ñu bàyyi la nga présenté wu ñu dugg si waxtaan wi.
waaw salaamaaleykum Baye Assane maa ngi leen nuyu di la ziar di nuyu bépp sénégalais ak sénégalaise ñi nekk ci biir réew mi ak nekk ci bitim réew maa ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam fu ñu jublu yàlla na fi yiwu yàlla jublu lépp lu ñu ragal yàlla nañ ko sunu borom bi dàqal yàlla nañu yàlla laq fu yàq àggul yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def. amiin amiin. man nag maa ngi tudd Samba Tall Sarr engagé wu en politique bokk ci parti bii ñuy wax le parti réew mi ki ko jiite nekk le président Idrissa Seck. tey jii ci biir parti boobu it yàlla def ma fay jiite ci wàllu cadre yi lépp loo xamante ni moom mooy ressource industrie extractive. nekkit le coordonnateur adjoint de la commune de Mekhe dans le département de Tivaouane. voilà am na solo xam naa dinañ dikkaat ci loolu si sa président boobu nga tudd muy président Idrissa Seck sortie bi nga xamante ni def na ko. waaw li nga tudd si ressource boobu lan nga ñu si mën a leeral bala ñoo dugg si waxtaan wi. waaw xam nga. sëñ Assane man je lance un appel solennel surtout la jeunesse de ce pays xale yi nañu xàmmee ràññee nit mën naa xam nag te du ràññee mais li am solo ba am solo mooy que ni Sénégal dañu nekk ci situation boo xamante ci position géographique géostratégique boo xamante ni tey ji amul ku réew bu bëggul nekk ci situation géostratégique ak géopolitique bi Sénégal nekk tey ji booy xool Sénégal ceinture de feu rek moom moo ñu wër pays yi ñu wër yëpp am nay jafe-jafe ay xeex ay coup d'état ay maanaam loo xamante ni kenn ñaanu ko yàlla ci réew kon tey bu ñu amee stabilité boobu dañoo war a sant yàlla gërëm ko nag sunu religieux yi maanaam bu ma nee religieux mooy diine ji l'islam que mooy jàngu bi que mu yeneen religion yi nga xam ne nekk na fi yàlla dimbali it ñu am ñoo xamante ni macha allah tey jii ci wàllu xeltu ressources humaines laa bëgg a wax yàlla dénk nañ ko ñoo xam ne ñoom ñoo fi nekk. ma wax rek Baye Assane boobu ba tey ñu ngi yuuxu pétrole gis nga réew mu pétrole nekk dañuy yaakaar ni réew moom macha allah waaye nañu def attention parce que blocu pétrole yooyu am nañu ko soxla woon joxuñu leen ko tey àdduna bi mu ngi yàqu ak terrorisme ak jihadiste yi. loolu yëpp yàlla musal ñu ci kon lépp lu ñuy xeex nañ ko xeex ci kaw dal gis nga lu la dal mayu richesse su àdduna yëpp boo ko jëloon indi ko ci biirum Sénégal te amuñu ko ak dal duñu dem fenn Sénégal musul exploiter pétrole musul exploiter gaz fu ñuy wax ay milliards de mètres cubes de gaz fu ñuy wax ay milliards de barils de pétrole xam nga ni loolu bari na waaw kon le président Macky Sall bu jëlee ñaari décret présidentiel teg pour contenu local bi askan wi mën a gis seen bopp seen pétrole seen gaz boobu ba génn ñaari décret présidentiel muy 2047 2048 bi mu signé le 21 octobre 2020 pour que bépp sénégalais ak sénégalaise bu bëgg a investir ci secteur pétrole bi ci contenu local bi ñëwal nga dugal ci sa loxo kooku kon mu ngi teg ay garde-fou pour que askanam gis boppam ci lii nga xamante ni ci la ñu nar a jëm dans 1 an et demi 2 ans ci pétrole beeg gaz bi mu wëlbatiku it tey jii créé benn société bu ñuy wax Somisen dénk ko sama xarit bi ñuy wax docteur Ousmane Cissé société boobu moom mooy gën a jàppale nit ñi saytu wàllu mine bi nga xamante ni dinañu créer ay industrie yoo xam ne matière première yi ñu am Sénégal dinañu créer industrialisation que ça soit produit fini ou semi fini ba xale yi mën a toog fii liggéey seen réew pour réew mi jëm ci kanam. am na solo sëñ Samba. waaw kay di la wax rek ni dañu ne 44% ci matière première yi nekk ci àdduna. Afrique lay jóge. am na solo. Sénégal am na ci lu ëpp ñaar fukk ak lu teg. kon tey jii bu ñu misé woon ci pétrole bi misé ci gaz bi misé ci fer bi or bi zircon bi phosphate bi rek war nañoo mën a dem suñu yoon. mais Samba loolu lépp gars yi neen jox nañ ko tubaab yi de. non dañuy xam nga tey jii ba sama toog di wax ak yow nii. modestie à part et je défie quiconque ci àdduna wërngal këpp. à part gazu Ngajaga bi. en offshore comme en onshore maanaam ci géej gi comme ci jéeri gi. amul fenn fu toq gaz wadd amul fenn fu toq pétrole wadd loolu je défie quiconque. mais gaz seneen nag ma ko wax. gaz Ngajaga bi moom fu mu mujj. gaz Ngajaga bi tolof la woon xam nga dégg nañ ci ndeysaan coow lu bëree bëri nag. fay na wala fayagut. gaz bi yàgg na fay na gaz baa ngay tàkk nañu jël béton nañu jël fer xam nga mbirum tàkk gaz. tubaab danaan un feu de gaz n'est pas un feu de case. maanaam tàkkub gaz. bokkul ak tàkkub néegub ñax.
parce que fii dañuy wax explosivité am na données yoo xam ne buñ ci duggee rek dañuy réer. am na solo xam naa ni loolu dinañ ko gën a yaatal. merci beaucoup ndax bi émission bi xawee kii tey am na lu nekk suñ kanam loo xamante ni amee nga si xalaat sax. ndax ku demee ni Ousmane Sonko. xam nga ni jamono ji yëpp mën naa ne un mois ngi ni ñoo am Ousmane Sonko indi gouvernement bi coow yi bari trop. mbirum Ousmane Sonko fi mu tàmbalee. nga tënkal ñu ko ba fi mu yem noo ko gisee. waaw xam nga lépp lu am rek ci àdduna dañ ko war a régler ak dal man daal dama ci lépp lu ma ciy wax it damay wax en toute responsabilité. parce que nit moom da nga wax en tant que responsable. man Ousmane Sonko lu ma ko jiitu lu ma ko yéene yàlla naa ci jiitu. kon yéenewu ma ko safaanu jàmm. ak salaam du dëgg. Ousmane Sonko dafa am ku mu joteel ki mu joteel wax na dëgg waxul dëgg bu fekkee ni moom moo tooñ waxul dëgg soxna si nañ ko teg ci yoon teg ko liñ ko war a teg parce que dafa tuumaal loo xam ne amul. Ousmane Sonko tamit bu fekkee ni moom moo def man ba tey foofu laa bu fekkee ni ba tey moom moo def yoon it am na waaye yaakaar naa ne warul dem ba egg foo xamante ni bépp sénégalais sénégalais noo mënti toll ak foo mënti yegg ci dayoo warul mën a tax ñu jàpp sunu réew mi fas yéene koo taal. fas yéene koo taal mooy li nga xam ne am na. xam nga tey jii bu ñu demee bay réquisitionner di demander concours à nos forces armées sénégalaises armée génn. man bokk ba ma juddoo ba tey c'est la première fois ma gis ñu réquisitionner armée ci mbedd mi pour mu def liggéey ni day def liggéey bii man jàpp naa ni que muy les commandos que muy groupement para que muy Cofimako que muy Cofier que muy compagnie unité d'élite yi bu gendarmerie ak bu police muy GIGN ak BIP damaa yaakaar askan wi taxu leen a jóg xiirtal leen ci kaw askan wi taxu leen a jóg nos forces de défense et de sécurité xam nga lan mooy seen rôle sécuriser ñu ak sécuriser sunu alal bu ñu demee nag ba léegi ñooñu mënuñoo sécuriser sunu bopp sécuriser sunu alal kooku problème day am yow boo meree fajal sa bopp man su ma meree fajal sama bopp keneen noonu loolu damaa yaakaar loolu du rôle état. am na solo te bu ñu nee état moom moo géré na force de sécurité et de défense. am na solo kon man daal je lance un appel solennel à toute la jeunesse sénégalaise. lépp lu ñuy régler ñu régler ko ci dal parce que loolu la ñu mën a xamee loolu la ñu mooñe. waaw sëñ Samba. voilà. am na solo si côté boobu noonu mais noo gisee discours président Macky Sall bi laataa discours président Idriss Seck. waaw xam nga man moom je lis entre les lignes gis nga le discours du président Macky Sall. c'est un discours responsable. lii lañ doon xaar ci moom bu waxee woon neneen it neen ñi interprété ko neneen. mais dafa wax en tant que président de la République du Sénégal, gardien de la Constitution, chef suprême des armées et de la magistrature, clé de voûte de toutes les institutions moom mooy nommer tous les emplois civils et militaires. kon ni mu waxee tey jii bu ko waxee pour nit ñi dellusiwaat ci dal ñi bàyyi yàq gi. wax na ko sax moom ñu xam ni ñu xam ni mu ngi jëm ci wax na ko ñu ngi jëm ci ay enjeux yoo xam ni dañu war a exploiter lii ma njëkkee sànq commencement wax muy pétrole bi ak gaz bi. am na loo xamante ne dal rek moom moo mën a tax Sénégal génn ci guute gi mu nekk parce que ñëpp xam nañ ne tey jii lii nga xam ne dafa dal ci kaw àdduna muy Covid bi feebar bii. c'est l'économie mondiale qui s'effondre économie mondiale moo effondré wu boo demee lu mel ni aux États-Unis seen budget d'investissement pour génn ci guuta gi rek c'est plus de 900 milliards de dollars boo demee Europe c'est plus de 850 millions d'euros kon Sénégal muy Afrique l'un des pays jàpp nañu ni nous sommes partie des pays les pays les plus pauvres kon am na taxawaay boo xam mën nañ koo taxaw bu dul bëgg a agenoul maanaam sëngéemal sunu Sénégal parce que bu ñu deful attention ba dugg ci kàmb gi nga xamante ni xeex moo ci mën a dugal. waaw loolu de Sëñ Samba mi ngi des ci président Macky Sall rek nu mu ko bëggee rek. mën na ko amee noona moom bu bëggee jàmm alhamdulilah lu mu bëgg rek moom président. mën na ko am jàmm nag la woote jàmm la woote te nit ñi it defe naa alhamdulilah it. sénégalais ak sénégalais yi dégg nañ ko. moo tax ñu wuy ji fekk ci jàmm jooju. alhamdulilah kon jàmm jooju nga xam ne woote na ko nit ñi fekk ko ci. yàlla na fekk jàmm jooju dina wéy. amiin ba ku nekk gis sa bopp ci réew mi. waaw sàng nii bi ngay présenté wu. dégg naa nga tudd président Idrissa Seck. waaw.
président Idriss Seck ñu bëri gis nañ ni dafa jekki-jekki rek dem dugg si gouvernement bi mu bett Sénégalais yëpp dugg gi mu dugg. ci biir looloot ñu dénk ko poste boo xam ne nee nañ moom da ko doon xeex naan dañ ko war a dindi. ci biir looloot mbir mi am ñëpp ni si tekk ndax xamuñu nu demee moom mu ñëw ni Ousmane na waat ba naan na jégglu mu doog a dox tànk jàmm. kàddu yooyu yëpp daal gars yi ni jëru ko woon ginnaaw demoon na daal ba dugg rek mën na ni Thiel ndax day lu mënutoon a ñàkk pour mu wax moom Idriss Seck. waaw xam nga le président Idriss Seck il a def na benn discours responsable un discours très responsable. ci an fanam yu bari nag dafa wax en tant que sénégalais nga nangul ma ko am na ci droit. mu wax en tant que grand frère bu président Ousmane Sonko bu Pastef. wax en tant que grand frère bu président Macky Sall. waxit en tant que kuy jiite benn institution muy conseil économique social environnemental. kon mu wax dafa war a wax bu waxul aussi dafa war a wax parce que sénégalais la. bokk tey ci ñi jàpp ni tey bokk na ci capitaine de vaisseau yi nga xam ne dañoo war a yóbbu gaal gii tudd Sénégal ca fa nga xam ni foofu la ñuy xaar Sénégal muy ca kanam a kanam. beneen bi ci des man du ma dugg ci ay warul wax ak ni mu waxee ak nangam ak nangam la mu wax nee naa il parle en toute responsabilité le président Idriss Seck ku ko xamul ma wax la ko tey. il parle pas sous l'emprise de la pression. buy wax rek il parle en toute responsabilité parce que toujours slogan mooy gentleman agreement. c'est un homme d'État au vrai sens du terme nag laay wax. tenir na benn discours serein responsable et très patriotique. am na solo. quelle que soit la situation la lourdeur. bi nga xamante mbir mi noonu la am. toujours day garder sérénité am ak calme am. am na solo sëñ Samba. xam naa loolu dinañ ko gën a yaatal mais li ma tëjee si Ousmane Sonko ñu dem si capitaine bi daal di koy tàggoo. ndax 2024 da ngeen di ànd ak président wala da ngeen di beru. xam nga ñun li ñu soxal dëggantaan tey jii Mesere boo ko bëggee dégg. wax naa la ko sànq ci junjal la ko ci wax. ñun ay sénégalais lañu avant ñuy bokk ci benn parti politique ay citoyens ordinaires lañu. war a jariñ suñu réew. réew mi fi la ñu jàngee fi la ñu juddoo fi la ñu jàngee lu ñu xam fi la ñu ko xamee. am na solo. ba nit ñi génn dem jàngi ñëwaat dellusiwaat fii war a servir seen réew. avant ñuy adhérer ci parti politique. am na solo. choix la nag xam nga choix bi mooy lan. nee naa ne léegi économie adduna bi moo effondré wu ñëpp xam nañ ko kenn weranteetu ko. am na solo. croissance Sénégal dem na ba nekk 7 presque. bu ñu demee bañ naan croissance Sénégal mu ngi nekk 0,7 nga xam ni amatuñ sax 1% de croissance. ñu ni Sénégal gaal gi weng na ci wàllu économie. Idrissa Seck am na droit en tant que responsable homme d'État. bu fekkee ni xam-xam gi muy wax ci boppam. ak xam-xam gi nga xamante ni ay cadres wër nañ ko qui font plus de 500 cadres. jàpp naa ni kon bu dee jariñ seen réew kese moo leen tax a jóg. war nañu mën a ànd ak le président Macky Sall pour servir ce pays qui nous a tout donné. am na solo mani. voilà. Ousmane Sonko séen naa Déthié Fall toog si wetam de. waaw. léegi ana Déthié lu ko waral loolu. ah Déthié day sénégalais la comme bépp sénégalais. dafa jóge ci yéen ah. dafa jóge ci yéen. xam nga loolu nag man yàlla daf maa mool boo xamante ni Mesere. man moom débat ni ñu ko raay débat crypto personnel. maanaam di wax ci benn nit nii wala nii laa gisee wala nangam ak nangam bay tudd tur. moole wuñu ma loolu li ma jëriñ daal li ma wax daal xam nga mooy lan. kamay nawloo daal mooy kay nasaka not ci lépp loo xamante ni day yokk ab gox lépp lu yokk je veux dire une communauté. loolu daal mën naa ci indi sama contribution mais diw mii diw maa loolu moom mënu ma cee sori ndax loolu du sama yëf ndax kenn moolewu ma noonu. sa contribution bi nga xamante ni si dañuy jóge tàggoo mooy li nga xamante ni capitaine bi def na ko noo ko gisee. waaw xam nga capitaine bi moom OPJ la OPJ mooy officier de police judiciaire mu nekk officier mu nekk un officier de la gendarmerie nangul nga ma loolu. waaw man kay son yi bu sax mi ngi may xamal léegi ni ma dem na ba jël nañ ko ba mi ngi mbaaw. waaw kay léegi nag bu fekkee ni nag moom capitaine gendarmerie la moom wax na ko ci ay audio nee na man dama am droit de réserve boobu lan moo tax mu teggi ko. dem nag bay def émission ci tëf Ahmed Aïdara loolu jaaxal na ma muy benn ñaar li mu wax yépp jarul kenn di ci jaarat Sénégal yépp déggandoo nañu ko
ba ci kilifaam bi nga xamante ne tey jii moom moo nekk ca kër ga nee na rafetluwul génn bi nga xam ne capitaine bi génn na ko te moom capitaine bi ci boppam moo waxal boppam ni dafa am droit de réserve mu am commandement au commandement directeur de la gendarmerie directeur de la justice militaire mu am ci kilifteef ba tey wàllu hiérarchie ministère des forces armées mu war a yéeg ba ca président de la république nga xamante ni mooy chef suprême des armées cohérence pour cohérence nan la officier bu yore enquête bu mel nii nga xam moo indi coow ci Sénégal tey taxaw ak sénégalais yépp ni maa ngi fii Touba démissionné naa bàyyi naa waaye bu ajjuma sama commandant dama jële escorté ma ñëw Dakar ñu marche y a une incohérence totale et vraiment nous ne méritons pas ça dans ce pays li may lancer un appel solennel daal ci sama dernier kaddu mooy je lance un appel solennel plus particulièrement jeunes yi nañu jàngi xam-xammee ràññee te def nañu ko nañu liggéeyi wuti xam-xam bi pour mën a servir ce pays te jàpp naa it ni ñu ngi wuti xam-xam bi am nañu ko kon li ci def dal gi ñu amoon ba toll fi ñu toll nga xam ne vitrine lañ tey en Afrique et dans le monde nañu liggéey suñu réew pour mën a nekk tête de peloton de l'Afrique bu la ñuy joxaañ baaraam ni réew mu ndaw mële tey jii dem na yoonam loolu rek ci laay woo ndaw yi te ñu arrêté xeex bi. noo gisee taxawaayu CCB si Afrique. taxawaayu. CCB si Afrique noo ko gisee taxawaayu CCB. waaw CCB ñu ngi liggéey bu am solo. xam nga li am solo rek mooy ñi nga xam ne dañuy tas xabaar. di ba fu ñu mënti jóge nag. que muy presse écrite bi. que muy réseaux sociaux yi. que muy audiovisuel que muy télévision bi. l'essentiel mooy que ni nañu dégg micro yi askan wi ñi nga xamante ne mën nañoo wax ak seen askan. ndax ay wax moom bu katakay ne nopp ya koy dégg na nite loolu moo ci am solo. wallaay dëgg la. parloo bi ñu teg ko ci suuf. te ñu wax rek sunu aqlaaya taala nga xamante ni Sénégal kese kott rek dong moo ñu soxal. ñu liggéey réew mi ñu dem sunu yoon loolu rek moom moo am solo. waaw ndax plateau télé yi de moom kanam yuñ miin rek nga fay gis. waaw mooy li may wax foofu laa bëgg fa dama bëggul jaar ci digg bi rek mais que ñi ñu mën a jox micro ñu wax ci àdduna mën a wax pour seen réew bari nañu torop ñooña nag la CCB jox kàddu waaw mi ngi noonu seen émission la xam naa Sohaibou Diop dina déplacé wu ànd ak matériel bi ak oto yi incha allah ñëw sa kër def ak yow émission ngeen jàkkaarloo ak askan wi incha allahu rabbi incha allah jërëjëf nga defal ñu ñaan bu baax a baax kontaan naa trop kontaan naa trop jërëjëfati mi ngi noonu di ko jaajëf macha allah waxtaan nañoo ak moom waxtaanu am solo ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di wax ne CCB du leen ni kenn lépp ñëpp la lu ne ku ne ngi ci yow mi nga xamante ni apprenti car rapide nga wala yow mi nga xamante ni mbër nga yow mi nga xamante ni footballeur nga yow mi nga xamante ni imam nga wala waxtaankat nga wala sëriñu daara nga wala loo mën a doon te am loo bëgg a wax CCB ubbil na leen bunt yi si émission bu mag bi di seen xalaat jërë ngeen jëf ba suba incha allah.